va se protéger xam leen ne yéen seen yaay yi nekku leen en sécurité seen papa yi nekkuñu en sécurité seen kër yi nekkuñu en sécurité ku ñu gis sa doom ci mbedd mi danañ ko jëflante ak moom boo leen yaakaaree ne dinañu toog di bàyyi ay sambaaboy di jóge fële di rey suñu ay ñooñ comme niñ ko defee woon mois de mars jël bakkanu 14 sénégalais ànd ko ak nguuru Macky Sall gii da ngeen di nax seen bopp wala da ngeen réeree mbir boo leen laalee doomu jàmbur danañu dal seen kaw bu ñu génnee bu ñu leen gisee ñu ràññee leen rek nun danañu dem seen ginnaaw loolu xam leen loolu nervi boo leen xàmmee koñam boo leen ko séenee jëflante leen ko ak waa këram la mu bàyyi ginnaaw jëflante leen ko ak ñoom parce que ñun duñ fi toog benn doomu aadama di ñëw di rey benn nit nag duñ fi toog di xaar benn doomu aadama bu ñëw di gaañ ay nit ngeen yaakaar ne ay sambaboy ay traître de la nation ngeen toog fi yaakaar ne sénégalais yi dinañu toog pour ngeen ñëw di ñu gaañ pour ngeen ñëw di ñu yàq pour ngeen ñëw di jéem a jël suñu bakkan sénégalais yi li ñuy dox suba mooy njëkk ak teraanga wutali tribunal léegi nag man ngeen def provocation mois de mars ba yéen a tàmbali woon xeex ndax ba ñu jógee Ousmane Sonko la ñu jóg pour gunge ko fële di justice waaye préfet Dakar moo taal Dakar léegi nag suba xale yi dañuy jóg gunge Barthélémy Dias gis nañu ay samba boo yu Macky Sall yoo xam ne li américain di wax pesé wuñu lu diis nag pesé wuñu dara il ne pèse rien il ne pèse pas lourd ñu ngi génn di menacer nit ñi nee nañu ñoom dañuy dem dogaale dañuy dem defi nangam ma wax leen ko pare nan nag boo leen paree pare nanu boo leen yaakaaree ne parewuñu réeree ngeen mbir jeunes yi comme ni ngeen ko xamee bu leen rassemblé wu ci benn place bu leen may benn ndajaloo bu leen toog benn place di xaar kenn toog leen ci seeni ay parti ñi war a jóge ci gox-goxaan yi xam ngeen li ngeen war a def ñi nekk biir Dakar yéen ñëpp ngeen gunge Barthélémy Dias foofu ci attekaay et on est prêt à tout nag xam leen ne fii tapet amu fii amul tapet fii ay borom fit a fi am ay nit njaay ñoo fi am te amul dara loo xam ne dañ koy ragal ndax ci suñu réew la ñu ne ci suñu dëgg la ñu ne lépp lu ñuy dox suñu constitution moo ñu ko may képp ku ñu laal danañu fayu ku ñu dóor danañu fayu ku ñu jéem a gaañ danañ la gaañ loolu def leen ko ci seen xel yi sénégalais yi dañuy marché ñun ñëpp gunge kii nga xam ne moom mooy Barthélémy Dias danañ ko gunge incha allahu rabbi te moom mooy doon suñu maire suñu candidat suba nag c'est marché pour nous libérer suba dañuy doxu ñaxtu pour libérer suñu bopp jële suñu bopp ci moomu njaam ma continuer leen vidéo gannaaw gi lañu xibaar ni kenn ci nervi yooyu ñu yebaloon fay leen jox leen ay ngànnaay ngir ñu dal ci kaw Barthélémy Dias muy Ndiaga Diouf ñàkk na bakkanam gannaaw seen attaque boobu ñu dem defi ji woon ca mairie Mermoz Sacré-Cœur. Une attaque. Je rappelle que ce n'est pas un défilé, ce n'est pas une promenade, c'était une attaque sur la mairie de Mermoz Sacré-Cœur et une tentative d'assassinat sur ma personne. teewul nguuru PDS teg na ko loxo moom Barthélémy Dias ñu koy toppee lu ñu woowee ci wàllum yoon homicide volontaire ku jël bakkan ci taayef yaakaar naa ñun ñëpp ñoo ko suivre ndoo Barthélémy Dias dañoo yabaloon ay ponkal ngir ñu dal ci kawam li wér te wóor mooy bu ñu jotoon ci moom nervi Ndiaga Diouf ak ñi mu àndaloon bu ñu jotoon ci Barthélémy Dias bés boobu noonu kon ba tey chaque 22 décembre dañuy fàttaliku teewu Barthélémy Dias naan ko rest in peace kon moom dossier waru woon sax yeggi tribunal ndax yoonu Sénégal ci boppam moo ko seetal ba mu set wecc parce que boo demee ci suñu code pénal bu Sénégal ci article 316 dafa ni il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui maanaam doomi aadama bi duñ ko toppee dara ci wàllum yoon bu fekkee ni dafa rey wala dafa gaañ doomi aadama boo xamante nii dafa bëgg dal ci kawam wala ci kaw beneen doomi aadama bañ na ko ba loi bi waxul rek
ni bu ñu bëggee dal sa kaw am nga droit fayu te duñ la toppee benn mbir mais même boo fekkee woon ñuy attaqué doomi aadama keneen code pénal bu Sénégal moo la may nga fayul kooku noonu te duñ la daan benn yoon donc procès Barthélémy Dias du lenn lu dul ay caaxaan ak i tàppale te li ci gën a ñaaw mooy ñiy utiliser dossier am di ko politiquer tey parce que àndul ak ñoom ñooñu ñoo ko doon défendre parce que Demba Ndiaye naan deful dara. Maintenant, nous apportons notre soutien à Barthélémy Dias qui s'est défendu. bi ñu ñëwee dañu ne président bi procureur bi wax dañ see ànd waaye dañ fa taxawul foofu de bi ñu ne dañ see ànd dañu ne ñun lu tax procureur bi ñu wax dafa weeru fenn dafa taxawul fenn te dégg defe naa tribunal bi dégg nañu ci suñu wax dégg nañu ci liñ koy woo muy topp yoonu Sénégal te bu ñu toppee yoonu Sénégal Barthélémy dañ ko war a bàyyi bu ñu gis. donc anam gii ñu defee politique Sénégal la ñu war a bàyyi te li yéem ci dossier Barthélémy Dias mooy mbir yaa ngi xew 2011 jàpp leen dossier bi am na fukki at moom Bart yàgg sàkku ñu vidé mbir yi bu jeex maanaam yoon àtte ñu leeral ku ci nekk xam na mu def. S'il n'y a pas procès, je considère que c'est toute ma carrière politique qui est entachée. S'il n'y a pas procès, je considère qu'on aura franchement insulté l'intelligence des Sénégalais. Ce procès doit se tenir, ce n'est pas le procès de Barthélémy Dias. Ce procès, c'est le procès de la démocratie, le procès de la vérité. léegi xam naa ñenn ñi daañu posé wu la question Macky Sall mi nga xamante ni yëf yi xewewul ci nguuram rax ci doole ba muy xew moom ak Barthélémy Dias ñoo nekkandoo woon ci opposition bi mu bokkoon ci ñi ko doon défendre naan deful dara. dégg leen lu tax mu wëlbatiku tey jël dossier bii rek def ko xeexukaay li ko waral mooy ba Ousmane Tanor Dieng ak Aminata Mbengue Ndiaye décidé taale parti socialiste Benno Bokk Yaakaar Barthélémy Dias ak Khalifa Sall ñoo taxawoon téema ne leen du fi amee suñu parti kenn du ko asàlloo ñu dàqaleen biir PS moom a Khalifa Sall créé taxaw Sénégal te waa Benno Bokk Yaakaar 8 Ndakaaru lu ñu fi organisé ñu gañe ko waaye comme que nag Macky Sall moom lépp lu mu mënta régler ci wàllum njuuj njaaj politique ci yoon la koy jaare maanaam manipuler la justice ci la jëli dossier Ndiaga Diouf def ko arme de guerre pour éliminer Barthélémy Dias politiquement gannaaw ba mu noppee ci Khalifa Sall ñu jël famille Ndiaga Diouf bi nga xamante nii ba mbiri di dooraam kenn déggu leen woon parce que tamit doomu neer bi moom kenn du ko tiitaroo ba koy wutal lay mais ñooñee muy njabootu Ndiaga Diouf dañoo xëy rek gis leen ci média yi ñuy présenté wu comme ay victime di réclamer yoon ay at gannaaw ba moom Ndiaga Diouf ñàkkee bakkanam. ndax man ki ñu naan député la man defuma ko sax député ndax li tax defuma ko député mooy mosuma gis ku rey nit te tey ko ñu def la fal la député mbaa ñu fal la maire man de mosuma ko gis waaye nag gis naa ko Sénégal man nag pour man Barthélémy Dias du député làqukaay dong la dund. nervi la baayu nervi la ndeyu nervi la taxawal nañ procès boo xamante ni moom Barthélémy Dias moo ko sàkku jàppaleen ñu seeni daal di koy ay daan doom 6 wala mois de ñu prison jëflante yuy ko ak tëdd yéen voilà jàppaat leen juróom benn weer ñu ne da ngaa jël bakkan ak bakkan ni mu fooree ak li ci yoonu Sénégal wax amul lenn lu lay daan lu dul juróom benn weer kaso yooyu tëdd parce que lépp ay caaxaan la waaye faaw ñu daan ko gàkkal casier judiciaire am nga rey ko nit la pour am lu ñu koy tilimalee ci la Barthélémy Dias defee appel ndax du nangu ñuy gàll ci loosam loo xamante nii du ci dara dossier boobu noonu la Macky Sall téye ak ay magistrats am corrompus depuis 2011 fukki at di ko baaral di ko renvoyé di ko yéexal ba xam ban date la ñu nar a dem élection locale mu leer leen ni Barthélémy Dias moom la Khalifa Sall di samp Ndakaaru ñu ne nag boobu lañ koy àttewaat jàpp mercredi 10 novembre ngir mën ko liquider procès boo xamante nii amul yeneen nervi yi njabaloon amul luy prouvé que ni arme bi rey Ndiaga Diouf Barthélémy Dias moo ko moom jàppaat leen bu baax parti bii bal bi ñu wax ni moo rey Ndiaga Diouf amul benn expertise balistique buy prouvé que ni Barthélémy Dias mooy borom maanaam bal yi bokkul ak balu fetal yi Barthélémy Dias yor lii lépp matalewul ñu ne dañuy taxal procès boo xam ne Barthélémy Dias cundugu moo fay teew ak baayu Ndiaga Diouf koo xam ne du seede fekkeewul yëgul tinul ay magistrat corrompu war koo daan
pour empêcher ko mu bokk ci élection locale yi nga xam ne mooy ñëw. lii nag li muy signifié mooy nguuru Macky Sall mën nañ sàcc suñuy milliards ñu ne pat moomu nguuram mën nañ salfaañi suñuy àq ak yelleef ñu noppi lu waay wax ñu ne bàyyi leen ba élection ñëw ngeen réglé ko mais élection yooyu léegi la ñu moylu sax sénégalais yi ñu tànn ku leen neex maanaam léegi Macky Sall yegg na foo xamante ni dalay sax xañ nga voté li nga xamante ni moom nga wóolu xam nga président Abdoulaye Wade ak lu ko mën a reproché daan na ubbi jeu bi ñëpp mën a bokk lamb ndef rek la ko daan def ku wóolu sa doole ñëw sëgg bëri. élection présidentielle yu 2012 bi tax Macky Sall tey falu amoon na ci lu toll ci 14 candidats fukki candidat ak ñeent Wade lu ko mën a waxal daan na bàyyi sénégalais yi tànn ku leen doy malgré li ko Khalifa Sall daan gañe Dakar yëpp Wade mosu ko sàkkal pexe wala di ko yàqal liggéeyam ba yegg ci di ko tëjlu te moonte moo yoroon doole gépp parce que maître Wade dafa amoon li ñu naan élégance politique waaye tapet bi moom mooy tànn ñu ko neex moom mooy définir règle bi dem élection te kenn du yëg moom mooy utiliser yoon di choisir ku muy éliminer ku muy bàyyi boo waxee ñu naan dafa mën politique lii muy def ku ne mën na ko ba ci yow mii di seetaan buñ la dénkoon Sénégal jox la moyens ñu jox Macky Sall mën nga def lu raw li mu nekk di def corrompre ay magistrats yoo xamante ni gëmuñ dara alalu àdduna moo leen ñor jënd ay préfet ki sous-préfet yoo xam ne ñoom itam ni ñu mën a yokkee seen grade la ñuy wër politiciens yi nga xam ne amuñu benn valeur nga neexal leen ñu transhumé mais lii ku ne mën na ko lii du xam-xam lenn rek la mu yi fi baadoo la te xeex moo ko fi jëlee nit ki duñu boole di sàcc say milliards te duñ la may foo ko yuuxoo yoon mënoo fa am lu la neex parce que justice bu corrompu la ñu am takk der yi politiciens yi féete ci nguur gi la ñuy wattu seen kaaraange nga ni kon mbañ gàcce yi fi des naa boole li ma neex ak li ma naqari lépp bàyyi ba élection am ngir soppi li fi nekk ñu ne la déedéet président bi booy tànn kuy bokk ku dul bokk te lépp mu wéer ko ci ay caaxaan ak politique bu salte lii jàmmaarloo moo koy saafara gis ngeen Macky Sall ak ni mu nekk di doxee ay vote du ko fi jëlee yàgg nañ ko wax ay duma ñu ko fi jëlee rapport de force bu métti lool ba mu leer ko nit ñi pare nañ pour jëflanteeg moom muy soogoon ak nekk nit parce que jikoy mbaam sëf la yor kon li ñu gëm mooy Dakar waa yi jàpp ni Barthélémy Dias mooy seen tànneef ak sax ñi nga xam ne dëgg dong moo la ñor te ñu bëgg leen koo xañ ñoom ñoo war a ànd ak moom ci lii muy dëgmal ndax Macky Sall doole dong la xam baadoo la xamul yeelaa seule la lutte libère na gaay yi ànd ak moom la ko tàmbalee këram ba tribunal jarul sax nit ñi di dajaloo ci ay mbooloo di fa dem mais ku nekk na jël ay yoonu wute ba daje këram topp ko ànd ak moom ngir mu am ndam ci injustice bi nga xamante ni bëgg nañ ko teg ci kawam ñu wan leen ni lii ngeen bëgg a def en complice ak ay magistrats yoo xamante ni c'est des corrompus du jàll ndax bu jàllee ab nervi boo xamante ni dafa jugal pour rey ñu bëgg leen jox dëgg fii Sénégal kon bu yaboo ku nekk waajal sa bopp bu yaboo ñu bañ a amal élection locale législative ba présidentielle ndax même méthode yi la Macky Sall di utiliser waat ba jàll te kenn du wax dañ koy répété waat Ndiaga Diouf bu amee ndam ci kaw Barthélémy Dias mooy mbirum nervi yi daganal lañ ko Sénégal kon tax seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen. gars yi ñu ngi leen di jaajëfal ci déglu bi ngeen déglu vidéo bi ñu leen tegal léegi jógee jëlee ko ci suñuy naataango Xalaat TV ñu leen di remercier bu baax ci liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la ñu toujours di def ci Sénégal tey comme niñ leen koy waxee toujours tey woote la massification parce que li ñuy wax sénégalais yi toujours nee nañu leen day toll ci moment boo xam ne da ngay réclamer li nga xam ne moom mooy say àq ak say yelleef li ñu confisqué ci yow muy say droit muy sa àq ak sa yelleef dafay toll moment boo xam ne dafa jot nga nanguwaat loolu te loolu la ñuy woo sénégalais yi suba dañu woo sénégalais yi pour ñun ñëpp ñu xam ne ñun duñu jaamu kenn le peuple est souverain le peuple sénégalais est souverain peuple sénégalais du jaamu kenn ñun ñooy fal ñun ñooy folli ñun ñooy xool ku ñu neex ñu fal ko bu ñu doyalee ci yow ñun ñooy am droit pour folli la donc le peuple sénégalais demande que suba bépp doomu sénégalais ak fépp foo mën a bokk ak fépp foo mën a jóge ak ci gox boo mën a dëkk ñun ñëpp ñu daje fii nga xam ne moom mooy kër suñu député Barthélémy Dias ñu gunge ko ba tribunal
incha allahu rabbi bala nga xam ne moom la ñuy jéem a teg ci ndoddam ñu dindi ko loolu nag du am ci ay waxtaan ak Macky Sall du am ci ay négociation ak Macky ak ñoñoom loolu li ko man rek mooy fulla fayda ak jom te fulla ak fayda ak jom boobu ñun sénégalais am nañ ko ba mu mat sëkk te suba dañ ko war a dem woon ko Macky Sall xam ngeen ne boo leen déggee mbiru Ndiaga Diouf mii ñun xamuñu ku ko rey xam nañu ne ay Samba Boy dem nañu kër Barthélémy Dias il a tiré ñoom ba nu demee ba yegg fa ñu jëm ñu réclamé ne am na kenn ku ci jël bakkanam ka nekkoon ministre de l'intérieur tey ba ñu demee Kolda fekk ko fa di ko jàpp dinaa leen jox benn secret à l'appui nag preuve à l'appui boo leen xoolee gouvernement Macky Sall bi tey am na ci ay transhumants yu bari joxu leen benn place joxu leen benn fonction daf leen ne fa dëjaawal te ñemew ñoo ngaan parce qu'il faisait partie de ce macabre de ces criminels dañu bokkoon ci Samba Boy yeeg criminels yi nga xam ne ñoom ñoo taal tey Sénégal am na koo ci xam ne moom mi ngi wër télé yi di yor làmmiñam di parpare rek xam ngeen waaju ñaaw jooju te ñuul waaye mën naa leen wax leen kii nga xam ne moom mooy ministre de l'intérieur bañ ko fekkee Kolda bañ koy jàpp dafa daanaka xaw a piqué crise tubéy bi sax daf ko tilib dafa yàq tubéy maanaam tubéy ji sax imaginel nga nekk ministre de l'intérieur ci dëkk ngay jàpp ay nit di dóor ay nit di embauché ay Samba Boy te ay tàppet lañu te moom ba ñu demee di ko jàppi dafa yàq tubéy ji ne leen ko mu weddi ko ne leen Ousmane Ngom na génn weddi ne biñ ko jëmee jàpp yàqul tubéy ji dafa yàq tubéy ji yëpp daf ko yàq bi ñu demee nag jàpp ko ba bàyyi ko parce que booba jaay na ngoram muy ngandulu nee na waaye lu leer li ma leen wax laaj leen ñi xam dafa yàq tubéy ji ces imbéciles là Samba Boy yi nga xam ne tey ñoom ñooy yónni nervi yi pour ñu attaquer suñu doom yi di yónni nervi yi pour ñu attaquer suñu yaay yi kenn koo leen ci dajeel day yàq tubéyam xool leen hôtelu Dakar yi hôtel yi yëpp la lu ma leer ba leer na fees na le jeune métis là Mambay Niang xam naa fi mu toll nii moom boo moytuwul am na numéro waa Pastef yëpp boo moytuwul lijjanti na numéro Pastef yi yëpp ndax booba yoon ba mbir yi taree dafa doon waaj a transhumé waaye gars yi mayuñu ko yoon waaye bii yoon li ma am pour wax leen mooy bu leen may dara buñ leen may dara buñ leen déglu buñ leen xaar buñ leen yërëm bu ñu négocier ak ñoom parce que xam leen dara le plus grand des Samba Boy muy Macky Sall mi ngi France dinaa leen jox benn secret ndeysaan xaw ma ndax seetaanan ngeen li xewoon Irak ak Mohamed Kadhafi waaye xale yi ci palais ba la ñu dem di yaataa yombe di noos palais ba dégg naa am na mburoog soow palais Macky Sall am na caakiri am na salade am na lépp am na ay lal yu nooy te boo moytuwul nag am xaalis bu bari buñ fa denc defe naa looloo xew aussi kër Farba Ngom tamit defe naa ci suufu lalam yeeg yooyu ay koppar yu bare nga ci këram yu bari yooyu waaw donc suba gars yi dem leen ngeen dox ak jàmm ak salaam lañ leen wax ngeen dox jàmm ak salaam ngeen wutali palais de la justice sans négociation bu leen kenn xañ seen ak seen yelleef xam ngeen li ngeen war a def bu leen dajaloo bu leen saaga bu leen kaste am leen fulla am fayda muur leen seen kanam yi déjà parce que comme niñ koy waxee gars yi comme ñoom ay mécréants lañu mën nañu di jéem a jël caméra de surveillance yi di jéem a xàmmee ay doomu aadama di leen jéem a jàpp ak ay nangam sangam bu leen faale wala ñuy jéem a sànni ay grenade lacrymogène ak ñoomin seen bu leen faale ay tappet lañu lu ma leer ba leer mooy 90% guddi gii kenn du fanaan këram